asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yu Tawhid TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na si lawum jàngoro yi ngas ci Afrique réewu CEDEAO yi daje ñetti fan ngir rek xool yan matuwaay li ñuy jël ngir indi ci ay saafara ba tey ci ndaje boobu njiital prévention bu ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram di xamle rek ni Sénégal mu ngi ci juróomeelu pàcc ci feebar bi di coronavirus. fitna yi ci politique bi Abdourahmane Deme di woote dal ak jàmm ngir élection yu mën a jaar yoon coupe du monde Qatar 2022 kuréel bi ëmb taskatu xibaar yi yëngu ci wàllum tàggat yaram ñoom jot nañu seen i accréditation ngir rek mën a dem teewe loolu di coupe du monde bu Qatar 2022 donte yëf yi cher na te bëri ay conditions fële ca Doha ba tey ci tàggat yaram ASC HLM àgg na ca Ligue 2 mbëbëtam rek moo di àgg ba ca Ligue 1 professionnel lii moo gën a fës ci xibaar yi nes tuut ñu yaatal ko. dalee nag jàmm ci xibaar yi ñu doore ko rek wax lu ñeel feebar bi di ngas kàngam yi nekk ci laboratoire yu mag yi nekk ci fukk ak juróomeelu réew yi bokk ca CEDEAO amaloon nañu fii ca Ndakaaru ndajewu ñetti fan ngir rek xool yan matuwaay la ñu mën a jël ngir rek saafara feebar boobu nga xamante ne jamono ji mu ngi lëmbe lu toll ñetti réew fii ci Afrique muy ndaje goo xamante ne ni Institut Pasteur bu Ndakaaru moo ko amal ci lëkkaloom ak organisation ouest africaine bi yor wàllum wér-gu-yaram waaye it kuréel bi nga xamante ne moom moo ëmb wàllum wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp ñu teewlu ci loolu reportage bu Aïssatou Faye Bodian ak Léa Niafuna. lu tollook ñetti dëkk ci Afrique feebar bi di variole du singe laal na leen junni ak juróomi téeméer contamination lañ ci nemmeeku juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay doomi aadama yi ci ñàkk seeni bakkan moo tax état yu bokk ci CEDEAO ñu bëgg a taxaw temm ngir aar seeni askan. variole du singe dafa nekk feebar boo xam ne actuellement dafa nekk di propager wu si àdduna bi yëpp et que am na ay cas yu bëri ñu nemmeeku si yenn dëkk yi Afrique de l'Ouest fi ñu nekk nii ñetti dëkk actuellement ñoo ko notifié fukki dëkk ak juróom yi nga xam ne ñoo nekk si Afrique de l'Ouest pour préparer leen si diagnostic bi mais aussi fexe ba suñuy ñibbi ñu am ay capacité technique mais aussi ñoo am ay outils yi nga xam ne suñu ñibbee daañu mën a liggéey si seen dëkk parce que CEDEAO ni mu bindoo su benn dëkk vulnérable rek mën nañu wax région bi yëpp ñëw vulnérable parce que nit ñi ñu demalante di ñëwlante donc loolu moo tax tey ki ñu dajal fi nit ñi pour former leen pour que suñu ñibbi quand même ñu mën a préparer wu pour seen dëkk mais aussi préparer wu aussi pour la région. mu nekk ab maladie zoonose mën na jóge ci li nga xamante ne mooy bàyyi may dem ci nit waaye tamit nit ñi mën nañ ko wàllante seeni biir. waaye nag li ci dalal xel yi mooy vaccin am na ci ba noppi. naka lay wàllante bi en général mun na jóge ci nit mais aussi mun na jóge ci ay bàyyima et la plupart du temps mu nekk ay contact direct wala ay échange de fluide corporel loolu yëpp mun na tax ba mu wàllante voilà maintenant nag prise en charge bi donc ci góorgóorlu tey jii nii je pense que am na ay vaccin yu très avancé pour fexe ba nga xam ni nit même su ko amee mun nañ ko faj. mais aussi mun nañu fexe ba nit ñi ñu préparer ba nga xam ne que ñu fa yàgg loolu moo tax nag. bokk na ci ñetti dëkk Afrique yi nga xamante ne feebar bi laal na leen di Ghana Nigéria ak yàggul dara dëkk bi di Bénin bii de nag ndaje dina tax ba ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu bokk ci CEDEAO ku ci nekk nga mën a am ay matuwaay ak yoon yi nga war a mën a jaar ngir rekk feebar bile mën a arrêté. ba tey lu ñeel wàllu woowu Sénégal dugg na ci juróomeelu vague bu coronavirus njiital prévention ca ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram moo ko xamle ci ndaje googu nga xamante ne amaloon nañ ko fii ci Ndakaaru di fa waxtaanee rek li nga xamante ne moo di jàngoro bi di ngas nga xam ne mu ngi lëmbe Afrique docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di sàkku ci nit ñi ñu respecter mesures barrières yi waaye it di xamal mag ñi ni dañoo war a dem jëli seeni vaccin ngir gën a mun a moytu feebar bi ñu teewlu ay kàddoom. Kaaw d'abord grippe dafa am actuellement mais nag nit ñi bu ñu foog ne dañoo toog rek ne dama am grippe déedéet grippe am na mais Covid bi am na surtout Covid bi moo gën a jolli actuellement mun nañu wax ne que pratiquement actuellement mun nañu wax ne ñu ngi ci 5e vague pratiquement yeneen réew yi ñu ngi ci 5e 6e wala 7e vague même mais ñun Sénégal mun nañu wax ne que lu ëpp weer tuuti amuñu ay 0 cas ñaari cas lañ doon am mais léegi depuis bu ngeen seetloo. juróom benn fukki wala juróom fukki cas la ñuy am kon mun nañu wax ne que juróomeelu vague bi moom mun nañu wax ne que ñu ngi ci képp ki nga xam ne nag da nga xaw a grippe wala sibiru na nga dem saytu sa yaram
ça c'est un. Nit ñi aussi bu ñu fàtte que mesures yu amoon am na ba léegi bu ñu fàtte seeni masque bu ñu fàtte di raxasu ci bu ñu fàtte aussi suñuy dem ci ndaje yi lu mel ni meeting yi actuellement ñu ngi ci campagne électorale loolu tamit nañ ci bàyyi xel te surtout aussi nit ñi nañu ñàkk yi am na nañ ñàkku surtout ñi nga xam ne dañoo am feebaru dëkkaale hypertension diabète insuffisance rénale drépano ak bépp feebar ak aussi képp ki nga xam ne am nga juróom benn fukki at loolu aussi ñooñu feebar bi def leen a yeb waaye nag sénégalais bu nekk ku am fukki at ak juróom-ñett rek war nga mun a ñàkku lu mel ni su amee dañ koy saytu te mosuñu bàyyi saytu bi te fu mu nekk nii moom ba tey Omicron moo fi nekk waaye nag ñu ngi koy saytu parce que mun na changer indi beneen mais nag ñu ngi koy laboratoire yi lu mel ni Institut Pasteur wala IRSF ñoom ñu ngi koy saytu bu baax a baax di seet ndax du variant wala nangam variant wala non variant lu ci am solo rek mooy que nit ñi jël seen motukaay comme ni ma ko waxee nit ñi di ñàkku parce que ñàkk yi am na aussi loolu aussi nit ñi war nañ ko def parce que feebar bi am na mosu fi jógee mosu fi dafa wàññeeku woon rek mais mu ngi fi te aussi ministère de l'intérieur arrêté yi mu defoon ba léegi arrêté yi amul benn bi nga xam ne dañ koo bàyyi arrêté yëpp a ngi fi. ci politique ñu wax ci fitna yi nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko ci campagne yi ñu tollu ñeel élection législative yi politologue bi di Abdourahmane Deme jàpp na ni munul ñàkk ndax politique gi fi mu tollu jamono ji dafa jéggi dayoo muy sàkku nag ci acteurs politiques yi ñu jiital bëgg-bëggu askan wi ba mën a amal élection yoo xamante ne dafay am ci jàmm ak dal ñu teewlu ko ci micro Aïssatou Faye Bodian. fii amoon na fi ay marches yu ñu tere teewul opposition bi forcé ne dañ koy def mu am njàmbaarloo ak force de l'ordre yi mu am ay décès mu am ay arrestation ñu gis fi ay députés yu ñu arrêté ay leaders politiques et cetera donc mu nekk fitna yoo xamante ni jiitu na sax élection yi di am ba tax na effectivement bu nit ñi c'est tout à fait normal ñu njort ni bu ñu góorgóorluwul tuuti fitna dina amaat donc ci campagne bi parce que campagne moom bu dooree door na nit ñaa ngi ci mbedd yi nit ñaa ngi ci convoi yi nit ñaa ngi dañuy daje ci ay dëkk et cetera bu ñu jëlul garde tuuti donc violence mun na am ba tax na yaakaar naa ñëpp ñi nga xamante ne dañoo sóobu ci élection yi muy camp présidentiel comme bu opposition dañoo war a jiital intérêt réew mi moytu fitna yooyu noonu pour permettre ñu am ay élections yu dal parce que njortu naa ni même bu élection yi jeexee contentieux yi dina continuer parce que élection bu ren bi moo demee noonu dafa bëri yoo xamante ne am na ci spécialiste droit électoral yëpp ànduñu si te loolu mun na jur ay contentieux mun na jur ay coow après élection yi ba tax na dañoo war a def tout ba dem ci élection pour que ñu mun a entamer phase post-électorale bi contentieux post-électoraux yi ak xel bu dal ak sérénité. ñu xuus rek dem wax lu ñeel wàllum tàggat yaram kuréel bi ëmb journaliste yi yëngu ci wàllu woowu ñu koy dippee ANPS ñoom jot nañu seeni accréditation ñeel coupe du monde Qatar 2022 njiital ANPS di Abdoulaye Thiam di xamle rek ni jot nañ lu toll fukk ak juróom ñetti code yoo xam ni journaliste yi ñoo moom fanweer ak juróom yi la ca des rek mu di fukk ak ñett photographie ñoo ko moom njiital association bi di xamle ni couverture bu coupe du monde bi nag dina wute ak yeneen ya ndax yëf ya cher na lool te conditions yi itam bëri nañ fële ca Doha ñu teewlu ay kàddu njiital ANPS Abdoulaye Thiam ci micro la yaa ñafu na. ANPS comme ni ñu ko defee woon en 2018 ren tamit dañu tëral ay sart yoo xam ne pour journaliste képp ku bëgg ñu jox la code il faut que nga remplir conditions yooyu bu njëkk bi boobu moom bu journaliste bu nekk war na ko mun a am boo ko amuloon aussi. même boo demul coupe du monde sax war nga ko am mooy nga am lu ñuy woowee compte média channel journaliste sportif da nga war a am compte média channel FIFA am compte média channel CAF am sax bu CIO bi comme ça information bu mënta ñëw day ñëw ci sa boîte directement boo demee ci newsletter yi donc loolu première condition la parce que boo ko amul bu ñu la joxee code bi sax doo am foo koy dugal. deuxième aspect bi mooy ki nga xam ne moom ngay liggéeyal. ki moom organe de presse bi tax ngay dem fële ca Qatar kooku il faut mu bind ñu benn lettre
suñu bindee lettre bi mu am ci en tête am signature am mu ne par exemple man maa choisir Mor Bassine pour mu ñëw couvrir Coupe d'Afrique mu yónnee ñu ko te bu demee foofu man maa koy jël en charge maanaam lekkam fu muy tëdd fu muy déplacement am lépp man maa ko koy defal man maa koy fayal loolu lettre d'engagement la. Troisième critère bi wala condition bi balaa ñu lay jox code bi il faut nga jox ANPS 1,5 million 1,5 million bii nag ANPS da koy déposer ci compte am sa journaliste bi nga xam ne joxal nga ko 1,5 million bu eggee Doha mooy capitalu Qatar ñu jël 1,5 million bi ñu delloo ko mais dañ ko koy delloo du CFA lañ koy jox parce que waxuma ko woon léegi ci français nit ñi aussi bu ñuy dem nañu yóbbu devise dañuy def comme sama mbokk séeréer yi yóbbu foofu ay CFA kenn soxlawu fa CFA da nga yóbbu dollar wala nga yóbbu euro soo demee nga wecceeku seen xaalis mu ngi tudd rial benn rial mu ngi ci diggante 150 francs ba 178 francs day monter di yéeg loolu tamit amul taux fixe comme dollar la rek tey ji mun na nekk 150 francs CFA suba nga ñëw mu yéeg bu nekk 178 CFA ainsi de suite donc quand même booy dem yóbbul xaalis bi nga xam ne dollar la wala euro la boo déplacé ñi nga xam ne jox nañu sunu seen xaalis aussi bu ñu demee foofu dañu xam ne xaalisu bële lañ leen di delloo du CFA parce que bu ñu demee foofu bu ñu la war a delloo bu ñu dugalee carte par exemple duñu xaalis bii di génn du CFA mooy génn rial si mooy génn kooku tamit pour nit ñi ku nekk xam lan la mën a demee. Troisième chose bi ñëpp xam nañu accréditation yi maanaam procédure bi mu ngi jeex le 15 août lay jeex donc xam nga ni yegsi na presque yéexaay bi nag du si ñun du ci fédération léegi la code yi ñëw code yi dafa ñëw rek ñu organiser conférence de presse donc dañuy permettre nag organe de presse yi aussi ñu mun a fagaru parce que man maa ngi liggéey Sud Quotidien mais xam naa ne sama doole ak doole Soleil bokkul sama doole ak doole RTS bokkul sama doole sax ak doole RFM bokkul donc ñoom ñoo ñu ëpp doole peut-être ñoom bu ñu la nee birib mun nañu génnee 2 millions mun nañu génnee 3 millions mun nañu génnee 4 millions waaye man nag peut-être que damay nekk di xool à gauche à droite kan moom mooy mottali di lijjanti donc moo tax nag ñu yóbbu délai bi ba le 10 août dañuy permettre organe de presse yi fii ba le 10 août ñu mun xool naka lañ mun a dajale au moins pour déposer caution bi parce que coupe du monde bi mu ngi tàmbali le 21 novembre donc on présume que képp ku nar a dem da ngay dem le 19 am na ñoo xam ne sax mun nañu xaar par exemple ba veille Sénégal di waaje jongante muy des 2 jours su la neexee tamit nga dem mais am na ñoo xam ne dañuy faral di bëgg suñuy dem dañuy fekkee premier match d'ouverture ci Sénégal day jouer premier match d'ouverture bi même su fekkente ne cérémonie officielle bi amul du am ci stade bi nga xam ne Sénégal boobu lay jongante su loolu weesoo aussi am na lenn loo xam ne aussi quand même am na solo trop ci coupe du monde bi bokkul ak coupe du monde bi nga xam ne moo amoon Russie parce que soo leen di fàttaliku Russie dañu basé woon Kalouga waaye jot nañu def ñaari déplacement d'abord Kalouga ak Moscou dafa sorante woon mais dem nañu Ekaterinbourg soo leen di fàttali dañu jël avion dem nañu Samara dañ jël bus loué ko jël journaliste yëpp ñi fa demoon yëpp ñu dugal leen si am na ñoo xam ne sax dañ jël avion mais fii ci rayon 35 kilomètres la maximum 40 stade yëpp si la nekk donc boo amee benn delluwaay rek mën nga ci toog ba coupe du monde bi jeex loolu mooy avantage u coupe du monde bi nga xam ne mu ngi war a am Qatar inconvénient bi nag mooy seeraay bi wax dëgg yàlla dafa cher te sori maa ngi doon wax léegi ñun démb bu ñu defee suñu réunion comité exécutif dañ doon xalaat boo amee 10 000 francs war nga ci am añ boo amee 10 000 francs war nga ci reer boo amee 5 000 francs war nga ci ndékki parce que man ñaari yoon yi ma dem yëpp ci hôtel laa nekk donc xawma génnuma pour jënd am na ñeneen ñu ne non day dépasser loolu comme day dépasser loolu aussi il faut que nit ñi ñu fagaru si wàllu woowu loolu moo tax nag ci wàllu woowu am na keneen koo xam ne fédération dafa signé daf ko jox lu ñuy woowee agrément maanaam yow jëbbal nañ la benn kayit boo xam ne lépp lu jëm ci restauration lépp lu jëm ci hôtel parce que ñoom wute nañu ak ñun nu ñu defee woon bële passé nañ déplacé wu dem Kalouga dem wutal suñu bopp gis hôtel ñëw ne ñun ci hôtel bii lañ bëgg a dëkk waaye Qatar nag dafa jël hôtel am yépp dajale ko jox ko FIFA képp ku bëgg da ngay jaar par exemple comme monsieur Thiam nu mu def nii fédération defal ko agrément nee ko yow jox nañ la benn lettre boo xam ne mun nga ko jox waa FIFA tamit jox ko beneen lettre ne ko yow mun nga donc am ci hôtel yi nga xam ne tànn nañ leen ak villa yi
moo tax moom mu am possibilité tànnal fédération sénégalaise de football tànnal état du Sénégal tànn si ay logement yoo xam ne aussi ñun bi ma demee foofu daje naa ak moom yi nga xam ne yii bëggoon nañ ko am muy villa parce que hôtel yi dafay xaw a cher. keneen kii tamit li muy si moom rek parce que am na keneen ku ñu doon seet aussi kooku defal ñu tey proposition démb la ñëwaat si ñun mais lu mu ñu proposé dafa xaw a cher tuuti parce que guddi bu nekk da ngay joxe 145 000 francs CFA par personne guddi bu nekk donc moom mu proposé ñu 75 000 par nuitée guddi bu nekk donc loolu moo tax ñu tànn ci kii parce que kële aussi wóoluma man ndax am na agrément boobu wóoluma aussi ndax dina mën a accéder directement ci kii bi parce que dafa ma envoyé note rek amul en-tête amul dara mais quand même il fallait ñu xool fu nekk ndax ñu mën a amoindrir un tout petit peu les charges. am na ñeneen ñoo xam ne tamit nag ci audiovisuel bi lañ bokk mais si ñun lañ bokk si ANPS lañ bokk FIFA rek moo génnee ay kii am ay documentation pour nee ñu mënu leen jox code yi ku nekk ci rajo wala ku nekk ci télévision defe naa yéen ñëpp jot ngeen lettre yooyu noonu soo leen demee ci site kii bi nii di ngeen ko mun a jot soo leen demul dinañ leen ko yónnee kii baa ngi nii yónnee woon naa ko à plusieurs reprises au niveau du compte de l'ANPS où il y a plus de 256 journalistes document baa ngi nii képp ku ci am droit ci document bi la nekk ku ci amul droit aussi ci document bi la nekk mais ñooñu aussi ñun bëgguñu leen bàyyi ñoom rek parce que exclusivité yi peut-être RTS dina am retransmission en direct waaye am na lu ñu jotoon a def en 2018 ñoom dañ jëndoon billet ñu dem boo jëndee billet da ngay am lu ñuy woowee fan ID bii pas tamit c'est possible maanaam boo jëndee billet 3 billets premier tour loolu boo demee si monsieur loolu tamit si internet lañ koy jaay boo demee si monsieur Thiam bi mun na leen jëndal billet yi directement defaale la leen lu ñuy woowee carte xaya mooy fan ID journalistes yi nga xam ne amuñu woon accréditation ñoom ñëpp xam nañ luy fan ID loolu lañ jël rek ñu tuddee ko carte xaya ñëw fële ca Qatar mais am na si ñoo xam ne aussi seen télévision jënduñu woon droit waaye jaar nañ si yeneen télévision yi jëndoon droit ñooñu may leen te loolu ñu ngi koy rafetlu groupe Futurs Médias Youssou Ndour defaloon na ko ki nga xam ne moom mooy 2STV mu am 3 accréditation ren ji en dehors de la télévision nationale parce que xel xalaatul télévision nationale du jënd droit moom c'est clair am na beneen organe de presse privé bu nekk ci télévision boo xam ne jënd na droit am na droit d'après li ñu wax ñun ANPS dinañu def ay délégation dem seeti ñooñu ne leen kat ñii dem comme par exemple yenn télévision yi dañuy def sax li ñu woowee mission de service public de l'information waaye seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñu jënd droit yu jar ay 500 millions wala 600 millions wala ay 1 milliard loolu day cher ci ñoom d'autant plus que ñoom retransmettre ñu en direct lu ñu soxla mooy équipe nationale buy def conférence de presse ñu indi seen caméra indi seen journaliste mu mun a defar seen ay papier d'angle yoo xam ne dañu koy yónnee Sénégal loolu war nañ leen mun a comprendre ren comme ça ñu jox leen par exemple ay des possibilités d'accréditation lettre rek ngay bind ki ko jaay droit nga yónnee ko lettre bi diw ak diw dina ñëw buñ ñëwee nga defal leen accréditation pour tàggat yaram la ñuy jeexalee xibaar yi ba tey wax li nga xamante ni rek moo di ndam li ASC HLM am ginnaaw bi mu dóoree étoile bu Lusitana 2-0 ASC HLM nag yegg na ca Ligue 2 secrétaire général bi di ko rafetlu bu baax tey xam ne ni seen bëbët rek moo di àgg ba ca Ligue 1 Pro ñu teewlu ay kaddu secrétaire général ASC HLM di Mbaye Fall ci micro Leya Niafuna. yàlla dimbali ñu def un très bon recrutement daaw yàlla may ñu kàttan ñu def championnat bu baax ñu yëg ren ñu yokk li ñu defoon. parce que affaire yaa ngi fi woon ba léegi ñu yokk li ñuy def ñëw ren yàlla dimbaliwaat ñu li ñu defoon daaw ñu defaat ko ren donc tey équipe bi yéeg na dañ koy sant yàlla di ko sant borom di gërëm président bi nag parce que il a consenti beaucoup de moyens ak ñi mu àndal le comité directeur et le bureau. xale yoo xam ne football dafa métti donc ñoom ñu ñëw ci rek commencé am ay résultats te kenn xamul ci football bi donc man loolu dama ci am fierté parce que man def naa fi 10 ans def fi 20 ans def fi 30 ans mais ñoom li ñu def xam naa ne yombul ci football dafa métti. dafa laaj nga xam terrain bi nga am moyen nga am ay connaissance te ñoom pratiquement loolu yëpp amaguñ ko mais yàlla dimbali leen ci kàttanam ba may leen kàttan ba ñu indi équipe bi ñu ñëwaat équipe bi ligue professionnelle donc tey xam nañ li ñu fay xaar parce que nekkoon nañ fa bi ñu nekk ligue professionnelle dem nañ 3 fois coupe d'Afrique donc expérience bi mu ngi fi
am nañ ay joueurs yu am expérience yoo xam ne nekkoon nañ ci boobu dañ leen jëliwaat indi leen on va les renforcer par d'autres joueurs d'expérience incha allah bu neexee yàlla. non xam nga am nañ partenaire parce que le président Italie la nekkoon joueur la woon donc moom il est am na ay relation ak waa Sampdoria am na ay joueurs demoon Sampdoria test xam nga ñu ngi ci projet boobu mais hormis loolu ñun bu ñu amee stade bi on compte créer une académie dans 10 ans on entendra l'ASC HLM sur un autre palier. mbokk yi li moo jotoon ruus ci ay xibaar sant ak ngërëm ñeel na leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme